yéenekaay yi ñu ànd ak Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf ñàkk gi ñu ne dafa yokk ci réew mi waa ministère de l'économie nee nañu duñu ko dégg yëral xët mu njëkk Le Quotidien waa kër Amadou di ministère économie plan coopération ñoom beneenub jàngat la ñu amee ci gëstub ANSD bi ne faqiiri réew mi dañoo yokk ci diggante 2011 ak 2018 jóge ci juróomi millions yu pauvre dem ba ci juróom-benn millions yu pauvre ak lu teg nee nañu li gaa yi tënkee ci seen gëstu ba ak ni ñu koy nitilee du benn enquête ba dana ñàkk gi dafa wàññeeku ci réew mi nit ñi ñàkk ñoo yokk 2011 taux de pauvreté bi ci Sénégal mi ngi woon ci 42,8%, 2018 jàpp 2019 mi ngi ci 37,8%. li waral nag ba limub ñu ñàkk ci 2018 ëpp bu 2011 moo di ci diggante bi nit ñi ñoo yokk 3,205,415 habitants yokk nañu ci askanu Sénégal. Vox Populi nañu Amadou Hott ministre économie ci ay taux la jafando ngir dàq wax ñàkk dafa yokk ci réew mi. Sud Quotidien nañu teg ci nag génne ay chiffres teg ci taabal ji. Mohamed Dia di expert financier di ñu xamal ci l'Observateur li indi ba pauvreté gi am doole ci réew mi nee na weñ gaa nga bañ a ca mbànjaxaan ga gouvernement yi fi jaar def nañu seen kéemtalaay kàttan waaye li dal réew yu bari ci Afrique moo dal suñum réew di Sénégal ca départ bala faux départ économique la ñu def ne politique réajustement structurel gi ñu tegoon atum 1984 moo ñu topp ba léegi ak lu ci mën di am ministre Amadou Hott mi nga xam ne ci xët mu njëkku la témoigné ne ñàkk gi di pauvreté gi dafa dellu gannaaw ci réew mi yéenekaay bi nañoo donte nangu na ne ci diggante 2011 ak 2018 ñaari téeméeri junni doomi aadama yokk nañu ci làngu faqiir yi terewul mu xam le ne pauvreté bi moom dellu na gannaaw ci réew mi muy ci dëkki taax yi di ci dëkki kaw yi askan wi ci dëkki kaw yi bu ñu faatoo rek ndox mu seer moo leen faat ubbil la Sénégal yi Ibrahima Sarr mi chef division météorologie xam le ne askan wi ci dëkki kaw yi compteur yi ndox yi ñu leen sampal amul benn bu ca baax moo waral nga fa gis ay borom kër yu ñuy indil ay factures yi ndox yu dem ba yegg ci 600,000 francs CFA te fu ñu ko jotee rek seeni fidre ci ne dañuy mel ne ku ñu naan lu géej Diouf gouverneur bu Ziguinchor ci xët mu njëkk Walf Quotidien nee na diwaan bii di Casamance ak ni mu làqo woon maanaam enclavé woon loolee jeex na tàkk dëkk ba yépp la ñu désenclavé nee na it ci déndub Afrique ba mu daj aéroport bu Ziguinchor rek la ay clientam yokku ci jamonoy coronavirus bi boobee bàjjo bi l'Observateur nee nañu Abdoulaye Diouf Sarr ministre de la santé moo ki gaayam yi gàllu wàllu wér-gu-yaram ci réew mi caaxaane wuñu ko ci màggal gi jël nañu lépp lu di matuwaay ngir mën a may ñiy màggali ñu gën a mën a fagaru ci woppi Covid-19 ji démb la ko leeral ca Touba moom ministre de la santé ba mu demee ci dëkk ba ni mu ko baaxoo bu ñuy dëtmal ak màggal nee na danañu yóbbu ca Touba 5778 agents de santé def fa téeméeri point de prestation ak juróom-ñett fukk yóbbu fa juróom-ñetti ambulance médicalisée ñaar fukki ambulance simple juróomi camion mobile de consultation ñaar fukki véhicule de supervision ak i garab di médicament yoo xam ne njëgg boo ko doon xayma dana yegg ci juróom-benn fukki million Vox Populi nañu ñoom waa ministère de la santé ci matuwaay yi ñuy jël ci màggalu Touba gi dolli nañ ci bëgg a taxaw askane ci woppi coronavirus gi matuwaay yu mag la ñu ko booleel yii ñi ngi jëm ci ay test ya ca des jëm ci prise en charge la si ne kay ne ko Abdoulaye Diouf Sarr teg na ci digg it ñaari millions yi masque ci Touba Source A tënk ci ne Diouf Sarr door na ak màggalam ay kalkin yu mag Source A nee nañu député Benno Bokk Yaakaar ci Assemblée nationale ñu bari ci ñoom ca lañ nekk jamono ji ngir bañ a ànd ci levée immunité parlementaire yu député Mamadou Sall ak Boubacar Biaye yi ñu tudd ci coowal trafic passeport diplomatique am na ci ñoom député yi ñu yëkkati seen téléphone di woo seen naataangoy député ngir ñu bañ a ànd ci ñoori député Sall ak député Biaye di seenug levée immunité parlementaire journal La Tribune nañu ndax wax ji dana yam rekk ci ñaari député yooyee ne ñoo ngi yëg yeneen juróom-benni député yu ñuy tudd ci coow li ba di leen wër ca kaso bu Rëbës rekk yéenekaay bi mi ngi ñuy wax ne sambar yi ñuy dugal borom daraja yi mu di chambre pour VIP tàmbali nañu leen a waajal waa ji di Kilifeu waa ji di Simon ak waa ji di Thier journal Libération mi ngi ñuy xamal ne fukki infraction la leen parquet bi di toppe ci réquisitoire introductif am association malfaiteur ma nga ca tuuma ya corruption ma nga ca tuuma ya tentative trafic de migrants ma nga ca ak yeneeni tuuma journal La Mandat nañu muy Kilifeu di Simon àllarbay tey ji ci la ñuy xam fan la ñu jëm ak yoon enquête dina kay nañu bukki ba màttoon Kilifeu moo matt Simon ndekete ndax waa ji di Thier na mu defoon Kilifeu di ko filmer ba mu koy joxub xaalis ci otoom noo net la def Simon ne ba muy jëflante ak moom da ko doon filmer. NCA Assurance, Savon de Marseille Alphée, Kenkeyri AAD Abdou Alima Diop, Théodran Malaysia UMO ak seen marque téléphone yu bees yi di Mion ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. ñu àndoon ceeg Mamadou Mouhamed Ndiaye di ko gërëm ak yéen ñi doon teewlu xibaaru suba seeg RFM rajo Futur Média ñàkk gi ci Sénégal tolluwaay li daanaka kilifa yi lañu ci gis mooy du ñàkk gi ci boppam mooy yokk waaye limab ñi nga xamante ni seeni loxo jotul ginnaaw yi ci xayma yu tukkee ci waa ANSD wàllu xibaar bokkoon na ci it Kolda ak it ndaje mënu fa daal di tàmbali 44e édition bu assemblée générale clergé bu Sénégal ñoom kilifa yi jàngu bi dinañ ca waxtaane wàllu investissement yokkute ci wàllum koom ak ngëneel li ñeel wàllu entrepreneuriat màggal ak Touba Mbacké gi ñaar fukki fan ak juróom benn ci weer wi lay doon incha allah
ministre Abdoulaye Diouf Sarr ci waajalug màggal gi ma nga fa woon ci diwaan gu tedd gi doon xool matuwaay yaag fa na ci toll ngir xeex bi ak wéyal gi ñeel mbas mi ba tey ci Sénégal lam fa xam le jëwri ji mooy jël nañ matuwaay yëpp ngir jàngoro ji bañ fa amee doole. ci diwaan gu tedd gi it ñu ngi fay xaar samedi ji njiitu réew mi président Macky Sall dina bokk ci ay yëngoom ci diwaan ga lu jëm ci inauguré di dalloo guñ fa war a dallu l'hôpital bu niveau 3 ca Touba. ñu daal di des ak màggal geeg wàccaay gi ak it taalibe yi fare ca Matam nanu ko baaxoo at mu ne dañuy jàpp bis boo xamante dañ ko duppee bëccëgu bernde jàng ci alxuraanul karim xasiday Cheikhul Khadim waaye it ay bernde ngir kilifa diine yi diwaanu Matam yi ak it ña ci hôpital ak prison ba di taxawaay gu àndel ñaa ci nettali gi Abdoulaye Diop moo nekkoon ci technique bi El Hadj Assane ci nag juróom ci weeru septembre atuba 2021 8h jot ci RFM waxtu xibaar yi ak El Hadj Assane Gueye El Hadj ñu ngi lay ziar di la nuyu. maa ngi lay ziar bu baax Georges noo fanaanoo. sant yàlla bu baax a baax. alhamdulilah démb da baax nga waxtaane tey nga newoon ci. xew-xewu jamono. li indi coow ñu koy gërëm Georges Déthié di la ñaanal kenn lu jàmm Abdoulaye Diop ne ci technique bi Yacine Pouy ci digital gi mbokk yi asalaamaaleykum ñu ngi leen di ñaanal jàmm yi sàkku ñaan ci yéen ñëpp xibaar yi ak ñàkk gi démb ak léegi mooy coow li Sénégal ndax gis nañ ne ñi loxo yi jotul ginnaaw gi ci réew mi daanaka lim bi dafa yokk donte nag lu jëm ci wàllu ñàkk ci boppam xayma yi kilifa yi ci réew mi ñoom jàppuñ ne yokkute am na ci dinañu ànd ak ñoom ci kanam tuuti ci xibaar yi ak i leeral Kolda lu toll ci kon Kolda assemblée générale bu nu fay waajal ndaje mu yaa ñeel clergé bu Sénégal ci wàllu jàngu bi ñeent fukkeelu édition bekk ñeent ren wàllu koom lan ci waxtaanee ñoom kilifa yi ci diwaan googee wàllu investissement bokk na ca yokkute ci wàllu koom ak la cay ngëneelu entrepreneuriat. màggal ak Touba Mbacké waajal gi xam ngeen ni incha allah 26 septembre lay doon màggal googee di woote Cheikhul Khadim ministre Abdoulaye Diouf Sarr yore wàllu wér-gu-yaram ma nga fa woon démb ci kaw waajal geek matuwaay yi ñu war a jël yëpp ngir fagaru gi ñeel jàngoro coronavirus rawatina mu ne matuwaay yëpp jël nañu ko njiitu réew mi président Macky Sall moom dinañ ko fa xaar ca diwaan gu tedd gi samedi ji di ñëw. wàllu xibaar bokk na ci ba tey lu ñeel màggal googu ak ña ca fare Matam nanu ko baaxoo at mu ne waajal màggal taalibe ya fa 7e édition bi amal nañu ko fa ki bernde ak i jàngi xasida ak alquranul karim ministère bi ñu dénk wàllu koom ak wàllu coopération moom daal dina dëggal lii di xayma yi tukkee ci agence nationale statistique bu ak démographie bu Sénégal mooy kër gi yittewoo lépp lu jëm ci wàllu natt gi ñeel tolluwaayu ko askan wi ci réew meek wàllu ko doxalin ñoom gis nañ ni daal ñi seeni yoxo jotul seeni ginnaaw lim bi ak yokkute da caa am ñeel Sénégal donte lu jëm ci wàllu ñàkk ci boppam nag ba tey ci seeni xayma deltu ginnaaw amu ca ñi nga xamante nag ñooy kilifa yu ANSD ci lu méngoog na ministère wàllu ko plan Guissé bu ministre Amadou Hott mooy yokkuteem askanu Sénégal bokk na ci liy expliqué boobee tolluwaay noonee it la ANSD Guissé directeur statistique démographique et social bu ANSD la nu ci àndal docteur Samba Ndiaye ak Koumba Sandiane Faye. wuute amu ci ndaxte boo xoolee enquête bi ñoo ngi ko def 2018 2019 ci la ñu am taux de pauvreté mu nekk 37,8 maintenant 37,8 boobu bu ñu xoolee par rapport à 2011 taux bi dafay jógee 42,8 wàcc 37,8 maanaam kon wàññeeku na de 5 points. maintenant parallèlement effectivement population bi ci même période bi population Sénégal baa ngi nekkoon 12,762 dem ci 15,967 donc population bi yokku na ci 3,205,000. maintenant yokkute population boobu en réalité moom mooy am benn effet ci pauvreté bi donte pauvreté bi dafay wàññeeku mais effet démographique bi moom moo gën a impacté et donc effet démographique bi moom moo tax nombre de pauvres yi donte pauvreté bi dafay wàññeeku waaye ci lim nombre de pauvres yi dafay yokku ndaxte population bi dafa yokku ci rythme boo xamante ne moom moo indi loolu. kon ni nu ko mën a jàppee ci gàttal ñi ñàkk a yokku ñàkk gi yokkuwul. Sédhiou moom bokk na ci diwaan yi nu lim ci li nga xamante ni mooy ak deltu ginnaaw ñeel wàllu koom ak loxo yi ñàkk jot ginnaaw gi dañu fay dem ci googu diwaan ànd ak chef bureau régional sécurité alimentaire Mame Ali Dia ak na mu gisee boobu classement ñeel Sédhiou ñu teewlu ko.
donc résultat boobu noonu lu ñu mën a wax ni donc ba ñu analyser dëkk bi mooy suñu région Sédhiou aussi bien mooy maanaam 3 départements yi Goudomp Bounkiling ak Sédhiou gis nañ ci daal am na ay nit ñoo xamante ni ñooñu la ñu xaymoon ñu estimer leen dañuy vivre sous pression mais dëkk bi dañ ko classifié woon ci phase minimale maanaam amuloon benn problème boo xamante ni mën na lënt yooyu noonu mais nag dina am en cas de choc loo xamante ni bu amee yooyu mën na tax ba affaire yi changé donc bu ñu xaymaa ci population yi noonu Goudomp ñu ngi woon 2 junni ak ñeenti fukk doomu aadama ñoo xamante ni xaymoon nañ leen affaire yi dina tar lool seen kanam Bounkiling ñoo leen di xaymoon 7609 personnes en situation courante mooy maanaam mois de mars avril mai donc buñ toogee foofu noonu tamit dañuy seetuwaat maanaam ñiy anticiper encore situation projetée léegi projeté boobu noonu nag am na ay yeneen xeetu lënt bu mënoon na cee dugg ba loolu tax na mun na impacter aussi donc di ngeen gis ni chiffre bi day changé buñ xaymaa loolu noonu Bounkiling après dañuy demaat ñu gisaat chiffre loo xamante 9511 personnes la donc ak Goudomp 2040 personnes boo xamante ni voilà dinañ am jafe-jafe certainement ci seen dund Sédhiou nag yoo xamante ni 1978 mais ci chiffres yooyu noonu yu ma la situé dina am ñoo xamante ni aussi dina métti dina gën a tard aussi seen kanam moobu la ñuy woowee ay poches d'insécurité alimentaire estimation boobu noonu nag dinañ ko xayma yooyu tamit dina am qui vont basculer certainement moo taxoon après ñu mën a génnee résultats yooyu noonu ne maintenant pour ce qui est la pauvreté aussi am na ay services yoo xamante ni ñu ngi ci parce que bëri na lënt bëri na tamit acteurs yoo xamante ni ñoo ciy liggéey. mu nekkoon Mame Ali Dia moo jiite bureau régional sécurité alimentaire bu Sédhiou doon waxtaan ak Max Ecrit Compagnie ci askan week limu ñanuy njort ci ñoom jafe-jafe dab leen ci wàllu lekk ak dundin. diwaanu Kolda moom di waajal fukk ak ñeenteelu ndaje mu yaa di assemblée générale union clergé bu Sénégal ren la ñu ci waxtaanee ñoom kilifay jàngu bi wàllu investissement nga ca yokkute ci wàllu koom ak ngëneel yi ñeel wàllu entrepreneuriat Kolda Abdoulaye Diallo. waa kër labbe yi bootu ci kuréel bu ñu duppee union du clergé sénégalais ñooy amal ndaje fii ci Kolda ñu nar ko amal li ko dalee fukki fan ak ñett ba fukki fan ak juróom-benn ci weeru septembre bii te mu bile ndaje dafa doon investissement et croissance économique au Sénégal. Défis, enjeux et opportunités pour l'entrepreneuriat. Abbé Aloïse Sène, du président Union du clergé sénégalais national, moo si rotal ay kaddu. Et nous voici aux assises nationales de la 44e assemblée générale de l'Union du clergé sénégalais. noonee la ñu fas yéene indi wàllu njàngu bi ci soxali gi ñu fas yéene amal jëmale ko ci dundinu askan wi rawatina ci jamonoy mbas mi ñu nekk nii te mu tombek koomi réew mi daal di dellu ginnaaw lool ngir jàngoro wi. Cette pandémie Covid-19 a plus ou moins éclaboussé et affecté ces dimensions essentielles de la vie. Nos schémas habituels ont été brusquement bouleversés. ki fi togaloon gouverneur jarafu dëkk bi ak monseigneur Jean-Pierre Bassène di évêque bu Kolda ñépp a rafetlu ndaje bi ni mel la te ñuy xaar ak yàkkamti lii toftalu ci ndaje bi le RFM Kolda Abdoulaye Diallo. jërëjëf Abdoulaye ci moomeem ndaje ñeel clergé bu Sénégal ci samay kàddu sànq ma ne ñu ngay waajal néewuñ ci waajal gi wees nañ ko ñu ngi ci ndaje ma jamono yi ca Kolda ñoom kilifa jàngu bu Sénégal màggal ak Touba Mbacké gi ñu ngi ci waajal gi 26 septembre incha allah lay doon ci waajal googee ak wér-gu-yaram mag lanu ci jël ne matuwaay rawatina jamonoy mbas mi ci réew mi moo warloon tànki monsieur le ministre Abdoulaye Diouf Sarr démb ca Touba Mbacké ñu déglu ko jëwriñ ji ak Pape Balla Gueye. positif bi ñu teg en place pour préparer màggal bi ndax vraiment lépp jaar na yoon moo tax donc ñu dem seeti waa service d'hygiène ñoom teg nañ seen dispositif li ñu amoon daaw def ko daaw lu ëpp la ñu def parce que am nañu ay moyens yu bees léegi te moyens yooyu yëpp indi nañ ko bi ñu jógee service d'hygiène dem nañ aussi xool bu baax li ñu def au niveau du SAMU national ñëpp xam nañ ko mais fii si Touba ren dañ fi inauguré benn antenne bu bees parce que SAMU day samp léegi fii si Touba loolu dem nekk loo xamante ne vraiment ñu koy rafetlu dispositif médical bi tam danañ ko mettre en place de partout à Touba képp koo xamante ne bëgg nga faju rek am problème mu santé rek si bër màggal bi si sa boor ñu mën fa teg benn poste wala benn structure avancée bu la mën a jël en charge loolu nag dafa laaj ressources humaines yu bëri dafa laaj personnel bu bëri te lu ëpp 2 junni nit ñoo xamante ne dañ leen fi indi ñu gérer màggal bi ñu ngi fi déjà préparé wu pour ñëw mais il faut que ñu xam ne màggal bi dafa nekk si benn contexte pandémie moo tax ñu fagaru bu baax si ay masques indi nañ 2 millions de masques pour que chaque fois un pèlerin bëgg effectivement donc masque ñu mën ko jox bon nag taxaw nañ pour que màggal bi ñu def ko dans les meilleures conditions dem naa nag saytu hôpital bu bees bi nga xamante ne président dana ko ubbi joxe caabi samedi bi ñëw hôpital bi nekk na au point hôpitalu 200 lal la mais spécialité yëpp ñoo fa nekk muy hôpital boo xamante ne wax dëgg yàlla hôpital de référence la dana tax ba kenn dootul jëlee malade
fii si Touba wala si dëkk yi féeteeg Touba di ko yóbbu Dakar parce que hôpital bii nekk fii yaakaar naa ne si hôpitaux yi gën a nekk au point la en Afrique et particulièrement au Sénégal. mu nekkoon jëwriñ ji nu dénk wér-gu-yaram Abdoulaye Diouf Sarr démb ca Touba Mbacké ci micro Pape Balla Gueye ni mu ko waxee njiitu réew mi président Macky Sall ñu ngi ko fay xaar samedi ji incha allah lay doon foofu ca Touba. ñu des ak Touba Mbacké diwaan gu tedd gi waajal gi ñeel màggal gi naka noonu ak mbokki murid yi fare Matam ni nu ko baaxoo at mu ne dañuy amal bëccëg gu nu jagleel waajal màggal gi juróom-ñaareelu édition bi nag amal nanu ko fa ak njàngum alxuraanul karim ay xasaay du Cheikhul Khadim naka noonu ak iti bernde ngir kilifa diine yu Matam ak Ourossogui ña tëdd it nay malade ci hôpital yi ak it ñene ca prison bu diwaan ga Ali Bandel ña ci waxtu wi nga xam ni ñu ngi waaj di dëgmal màggalu Touba fii ci diwaanu Matam waajtaay mu ngi am bu baax a baax niñ koy amalee at bu jot nag mbokk taalibe murit yi amal nañu bëccëgu bernde jàng xasaayit Serigne Touba ngir kon waajal bés bu mag bile laata ñuy takki seen ay bagage wutali yoon wi ngir dem ca Touba amal nañu kon journée waajal màggal bi ñuy amal ca place marché public bu Ourossogui. xam nga doomu aadama bu ne fu mu jugee benn produit la fay doon ñu nag comme produit Serigne Touba la maanaam bi ñu jugee ay Thiès Dakar ay mbooloo yu sosanti ko lañ yaa ngi rek bi ñu ñëwee fii nii produit Serigne Touba kon war nañoo indi yëf Serigne Touba fii am nañu fi dëkk ñoo xam ne nii xamuñu màggal dañuy màggal la kon ça veut dire ñun war nañoo taxaw ñoom ñu xam lan mooy màggal ñu sawar a dem Touba parce que muy suñu yitte mooy ñoom ñu dem Touba découvrir lan mooy Touba te nag fii lañ ko mën a commencé boo gisee base yi ngay gis yi yëpp maanaam kuréel gi moo ko moom te liñ ci jublu mooy maanaam bépp këru diine boo xamante nii dangaa xewle da nga koy jël comme ça alal maanaam budget bi day dem ba 6 millions boo xamante ni dañ koy sant yàlla rek dañuy jàng alxuraan dañuy wàcce ay kaamil maanaam jàng xasida def ay salaatu ala nabi maanaam berne maanaam bu ñu toggee dañuy jox waa hôpital togg jox prison Matam togg yóbbu ci kër kilifa diine lu mel ne Thioro Samassa lu mel ne Thioro Aliou Thiam maanaam képp ku kilifa diine gu nekk fii dañ fay yóbbu su ko defee nag li ci des maanaam ñu séddale ko jàpp waajal màggal mu di nag ab xeexoo bi nga xam ni murit ak tijaan dañ ciy jaaree gën a laxasowaat gën a firndeel itam dëkkandoo gu baax gi ñu nekkee fii ci diwaanu Matam te nag bi ñu génnee ci bëccëgu waajal màggal bi mel na ni fi mu ne moom mbir yépp kon day tàmbali lépp rek ngir waajal caravane yi ñu faral di am ngir dem wutali dëkk bu sell ba di Touba mu nekkoon sa naataango Ali Bandel ñaa fii ci doonu Matam pour RFM. ñu lay gërëm Ali Bandel di am yaakaar ni yàquloo deru RFM ci xéewlu gi foofe ci Matam dañuy wutali bi yoon Malem Hodar ñeent fukk ak ñaar ci dëkk rek ñoom ñoo fa amub courant ci ñaari téeméer ak juróom-ñeenti village yëpp fa ñaari lycée ci fanweeri junni ñu dëkk foofe di fa yeewoo amul tali bu nu goudronné moo waral ndawi dëkk ba yëglu bu nu sañoon ñu ne li tubaab di wax discrimination positive maanaam ñu beral leen loxo ndax tolluwaay diwaan ga ni ko ni njiitu réew mi diggee woon loolu la ñuy sàkku ñu ngay diggee nag daal di sanctionné teggi daan kilifa yi local ya bu kerogee local ya Oumar Ndiaye. ndaw yi féete ci département bu Malem Hodar ñoo daje nag ne seen département bi tumaranke ay njiit yu seen loxo jote ci kaw moo waral nag dara mënuñ ko am ci ay infrastructure Faralu Kaar mu wax ci seen kaddu. département Malem Hodar gis ngeen situation yi muy dund tey ñun ñëpp ñoo koy dundandoo. département dépassé na 30 000 habitants c'est deux fois la région de Thiès en termes de superficie. donc sur 209 villages 42 villages donc lañ ci électrifié ci département Malem Hodar. infrastructure de base yi amu fi. Malem souffre de manque d'emploi chômage bi mu ngi ñuy sonal. hôpitaux yi doxuñu. yoon yi doxuñu. ñu sax ay infrastructures pour habiliter les services techniques de base. commune Sagna ba département Malem Hodar jafe-jafe yi dañoo bëri. ndax hôpital yi amuñ logement amuñu ambulance yoon amul ku nekk ci accouchement il faut nga woote ñu jël si la ba tegu yoon bi baaxuñ. ci loolu sax moo waral ñu ne faw ñu soppe aw doxalin indi ñu bees ci bopp kilifteef yi. gis nañ ne kat Cheikh Omar Gueye nekk na koo xamante ni homme leader la cadre la gis nañ ne tey bu ñu ko tànnee jiital ko suñ kanam mu nekk conseil département bi bu Malem Hodar gis nañ ne xale yi daan ci gis seen bopp jigéen ñi daan ci gis seen bopp mag ñi daan ci gis seen bopp. donc Malem Hodar pour mu émerger il faut mu promouvoir ces jeunes cadres. cadre la li tax Malem Hodar mënul séddu parce que fa ñuy décider di ko fekkee. ñoom ndawi département bu Malem Hodar nag boote ci mouvement présidentiel fas yéene ngemb seen njiit lii di Cheikh Omar Gueye di ab cadre ñu jàpp nag ne mën a soppi xar kanamu département bu Malem Hodar Omar Ndiaye RFM. jërëjëf Oumar laata sport geek Abdou Diouf Junior ñu waxtaanee mbiri trafic ak njort ak njuuj njaaj ga ca wàllu passeport diplomatique ci mbir moom ak coow loolu jàpp leen ne ci wàllu xibaar Kilifeu ak Simon ñoom deuxième retour de parquet dinañ jaaraat tey ci kanamu procureur de la République ci kanam procureur kon jamono yu waa mouvement Y'en a marre gënu bokk mouvement boobee it di amal conférence de presse tey ci ngoon lay doon.
tàggat yaram Abdou Diouf Junior maa ngi lay ziar Abdou. maa ngi lay fay El Hadj Assane. ba tey ak sikkim bi ba tey doon gàmmu bërki démb ñu lay wooyee Junior ba léegi. ñu waxtaanee première journée Ligue des champions Sadio Mané ak Abdou Diallo ñu ngi leen di xaar tey. tey jii ci la ñuy soobu ci yëf yi Sadio Mané xam ngeen ne ma ngay football ca Liverpool moom nag mu ngi yootu lu toll ci ñaar fukkeelu bitam ci wàllu Ligue des champions muy loo xam ne kon seen digganteeg Milan AC lay doon dina am occasion bi foofee ca Anfield ci seen terrain lay doon kenn koo xam ne doomu Sénégal la waaye du ca bokk moo di Idrissa Gana Gueye dañ ko suspendre waaye naataangoom bii di Abdou Diallo moom daf cay bokk moom dinañu dem fële ca Belgique ñoom ak waa Paris Saint-Germain ngir daje fa ak Club Bruges. Inter ak Real Madrid itam ñu ngi koy xaar tey jii ci ngoon ci wàllu Ligue des champions démb nag champion en titre bi di Chelsea moom dafa daan waa Zenit Saint-Pétersbourg 1-0 Romelu Lukaku moo dugal boobule but waaye laata ñuy door yëf ya seen gardien de but bi di doomu Sénégal Edouard Mendy jébbal nañ ko raaye boo xam ni dafay wane ne moom mooy joueur bi gënoon xarañ ci wàllu Ligue des champions wala boog gardien bi gën a xarañ ci wàllu Ligue des champions ci at mi ñu weesu ci wàllu Ligue des champions boobule ba léegi ak FC Barcelone ma nga xam ne dafa nërmeelu démb ca dëkkam seen digganteeg Bayern Munich kon 3-0 la leen doomu Allemagne yi daan muy loo xam ne kon lu diis la ci Barça mi nga xam ne mujjul woon kon fayu dóor yu métti yaa nga xam ne dóoroon nañ leen ko 7-0 ci atum 2020 la woon exploit am na waa Young Boys de Berne ñoom ñoo ko def seen digganteeg waa Manchester United bu Cristiano Ronaldo mi nga xam ne moo njëkkoon sax dugal ab but waaye 2-1 la yëf ya mujjee ci wàllu résultat yi nag jàppale ni Malmo ak Juventus Malmo dafa ñàkk seen digganteeg Juventus dara ci 3 Villarreal ak Atlanta Bergame dañoo tëmboo benn doomu Sénégal bokkoon na ca Boulaye Dia waaye mujjul dugal ku nekk ñaar nga am sa kangi morom Lille ak Wolfsburg moom dañoo pàccoo yëf ya kenn dugalul dara sa kangi morom ñii dañoo pàccoo waaye kenn ku nekk dugal na moo di diggante Séville ak Salzbourg. ñoo del si Sénégal ak Guédiawaye FC mi yóotu léegi jogante Afrique yi. ab club la bu nekk ci banlieue bu Dakar moom nag li mu bëgg moo di am ak qualification ci compétition africaine yi loolee nag ngir ñu mën koo am ñoom club bu banlieue bi nga xam ne ñoom ñooy champion bu Ligue 2 moo di ñu gën a laxasaayu bu baax a baax appel la boo xam ne ki ko jiite bees di Lat Diop def na ko ci micro bu Omar Mbow. dafa am loo xamante ni su ma ko waxee ba daane lu ma aussi day nekk. lu may metti parce que juste bi ñu door a jël Guédiawaye FC juste gisee nañu ak président zone yëpp waxtaan ak ñoom gën leen sensibiliser sur leur présence mais les ASC n'ont pas répondu à l'appel et ça c'est le lieu de le dire Guédiawaye football club équipe populaire te loolu dafa war a manifesté wu ci stade bi du club bu entreprise Guédiawaye football club bu waa Guédiawaye yi la doomu Guédiawaye yi la donc ñun ñoo war a taxaw ku ñuy recevoir fii sa fit du toog stade bi fees ñëpp ñëw góor jigéen mag ak ndaw ñëpp di ñëw stade te loolu ASC encore une fois dama leen ci yaakaar Guédiawaye football club dafa am damay waxtaan ak benn président club mu ne ma man de saa yi man maintien laay football ma ne ko man bu ma naree football maintien damay bàyyi man ñëw ma fii pour di maintien man damay gagné wala ma bàyyi ñun Guédiawaye football club ambition bi ñu am mooy déwén dañuy bëgg dem football yi coupe d'Afrique dañuy bëgg dem football yi coupe CAF moo tax ñu ngi def effort yu rëy pour recruter les meilleurs joueurs waxuma sax ci bu mi dama koy wax ne ko ñun wutuñu ay joueurs yu moyen de ñun on veut les meilleurs pour ñu mën a yóbbu Guédiawaye fu ñu soxla te loolu du man kese ñun ñëpp la ku nekk dafa am loo mën loo xam ne sa morom mënu ko nga war ko indi ci table bi donc damay ñaan yéen waa ASC bi aussi waa zone bi ngeen gën a jaajuwaat ngeen gën a defarwaat pour gën a mën a jàppale Guédiawaye FC. mu ngoog Lat Diop moom moo jiite itam Guédiawaye football club boole ceek LONASE mu doon joxe ab subvention fukki ASC ak juróom ya nekk ca commune bu Golf Sud équipe bu ca nekk jot na 1 million. ñu waxtaanee jongante jigéen ñi ci wàllu volleyball ñeel Afrique muy CAN féminine bi ca Kigali Sénégal di amal tey ñaareelu jonganteem. bu metti lay doon seen diggante ak Maroc ndax ñaari équipe yi kenn ku ci nekk da nga ñàkkoon sa jongante bu njëkk ba gaynde yi ñoom tamit comme dañu ñàkkoon nag tey ji war nañoo gën a laxasaayu nag ngir mën a génn ci boobule jongante génne ci ndam ñu sukkandikoo ci directeur technique national bi El Hadji Bousso Ndiaye lay wuyoo ñu déglu ko ca Kigali ak Youssouf Bodian.
match bu njëkk bi contre Nigéria dañ ko ñàkkoon ci condition yu xaw a doy waar parce que vraiment xamewuñu leen fii mais ça se comprenait parce que la majeure partie ci ñoom dem la ñuy doog am chance de jouer une compétition de cette nature. Maintenant toog nañu waxtaan nañu sottante nañu xalaat xool nañ li baaxoon ci match ba passé donc yaakaar naa ne li ñu leen wax bu ñu ko defee contre Maroc bi ñu war a jouer suba incha allah 14h moom mooy 2h heure Rwanda di 30 midi heure Sénégal jigéen ñi daal nañ def li ñu sant li ñu yaakaar ci ñoom daal parce que match bi dafa am benn enjeu boo xam te ni ku ñàkkaat une deuxième fois dañ lay éliminer parce que Maroc ñàkkoon na premier match am ñun dañoo ñàkk suñu premier match donc ku ci gagné rek amaat nga ay chance également pour bokkaat ci course bi yàlla baax na préparé nañ xale yi ci côté yëpp ci technique bi ci tactique bi ak ci bopp yi également parce que aussi xale tamit souvent bu génnee ci compétition yu mel ni dafa am lu ko manqué te booba il faut nga rassurer ko encourager ko nga xam ne sport avant tout jeu la te kuy def jeu il faut nga wut ci plaisir boo ci amul plaisir moom dootul jeu donc waxtaan nañu ci yooyu yëpp yaakaar naa ne xam nañ fi ñu jëm war nañ leen également adversaire bi ñuy joué seen film match bi passé ñoom ñu ngi xool ku nekk xam nga li nga war a def nañ ñaan yàlla daal yàlla baax na parce que suñu dernier match contre Rwanda la moom qualifié na déjà am na 2 victoires donc incha allah bu ñu gagné match sooy bi nañ mën a préparer match boobu sereinement. seen digganteeg Sénégal kon seen digganteeg Maroc 12h la. Sénégal Maroc 12h la. ndekkee guñu. ci kanam nag 10h si jotee kal yaa ngi li dégg. su 10h jotee El Hadj. diggante Cameroun ak Burundi lay doon Kenya ak Tunisie 14h. ba tey ci wàllu volleyball bi.